barkeb Serigne Touba mbokk jullit yi mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam ngeen ne tey jii fii ñu ngi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Kara Mbacké Noreyni moom Cheikh Ousmane Mbacké mi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ab yëngoom ci yoonu islam waaye kenn ku nekk xam na ko ci biir kër Serigne Touba. kenn ku ne xam na ni màggalu Daaru Muxti tey jii la ñu ngi koy amal fépp ci biir réew mi rawatina nag fa nga xamante ni mooy dëkkub maam Thierno Ibra Faati ndaamal daaru bi nga xamante ni Baye Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Sidi Ibrahim yàlla na ko sunu borom yàggal lool ca wéral ko ak njabootu borom Daaru Muxti gépp ci barkeb Serigne Touba Mbacké ki ngeen xam ne mooy caatum borom Daaru Muxti kenn ku ne xam ne ne tey jii moo ngi koy defee ca Côte d'Ivoire yàlla na ko sunu borom yàggal moom it ci barke Serigne Touba waaye Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni borom Bamba fépp borom Bamba partout borom Bamba bi nga xamante ni wër na réew mi wër bitim réew kenn xam ne tey jii mu ngi koy amal fii ci Mermoz ànd ko ak mbooleem jullit yi mbooleem taalibe yi waaye rawatina soppee Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni waaye soppee yi kuréelu Bamba fépp ñoom ñëpp tey jii daje nañ fii tey jii foo sànni mbattu mu takk fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Kara Mbacké Noreyni kenn ku ne xam na ni taawam bu baax ba Sidi Ousmane Mbacké yàlla na ko sunu borom yàggal ca taxawal ko te dëgëral ko ci barkeb Serigne Touba Mbacké ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Kara Mbacké ñoom ñëpp Serigne bi yabal leen ñu nekk Daaru Muxti di fa amal bis bu tedd bii tey jii kër ga léegi kenn ku nekk xam na ni boo fa duggee ñu ngi wax ni kër ga ma nga fees dell njabootu Cheikh Mouhamadul Kara gépp daje nekk ci kanamu taawam bu baax boobu di Serigne Ousmane Mbacké moom Serigne Modou Kara waaye ñu nekk fii tey jii di màggal borom Daaru Muxti mi nga xamante ni tàggoowulu nag Serigne Touba ci ngiru dundam 1803 bi nga xamante ni Sidi Ibrahim ganee na àdduna fële nga xamante ni mooy Poroxaan Tukulóor ba 1944 bi nga xam ne bàyyikoo na fi lépp taxawut ak Serigne Touba waaye kenn ku ne xam na ni loolu moom la njabootu borom daaru gépp di wéyal Serigne Modou Kara di koy yaatal ci biir réew mi ak bitim réew waaye ñu taxaw ak kenn ci taalibe yi Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni duñ leen ko présenté dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askan wi présenté wu bu ko defee ngeen ñu dugg ak moom ci waxtaan wi ndax li nga xam ci mooy communication bis bi lépp moom la ko Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké jël teg ko ci loxoom mu di ko doxal ànd ko njaboot gi sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billah bismillah inna waliyallah shakuru rafihu ala muhammadu ya rabbi bil mustafa jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaw ñu bëggoon a xam rek tur bi ak sant bi le temps que ñuy laaj li nga xamante ni mooy bis bi ak nin ko programmé ba fii mu egsi. waaw tur bi Mouhamed ñing la man maay porte parole Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. sëriñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ca di la dalal jàmm. jërëjëf bu baax bis bi li ko waral ba Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké woo taalibe yi woo njaboot gi woo jullit yi ñëpp ñu daje fii lu waral bis bi. waaw jërë ngeen jëf dañu sawar tontu la ci ndax comme ni nga ko wax sa njëlbeen wax ku ne xam ne ajuma ji tey ba demee yor ca Daaru Muxti da nga fay màggal gi ñu yàgg ko faa def jamono am fu mu toll Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bëgg ñëpp jot ci yërmande Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu ne kon nag njaboot gi dañ koy xaaj ci ñaar Seydina Ousmane Mbacké ni borom baax di taawam nekk fa ca Daaru Muxti moom mu indi ko fii ci Dakar ngir ñi nga xam ne na amoon nañu yéene dem màggal gi te mun ñoo dem ñu jot ci yërmande borom bis bi ndax nee na comme ni nga ko waxee sànq dafa jot ndax bu ñu nee Bamba fépp Bamba partout Bamba merci yërmande Sëñ Tuubaa dafa war a daj adduna moo na mu gëm loolu moo tax nag mu ci def ay jéego boo seetloo daaw ci waxtu bi mu nga defoon màggal gi ca Thiès ren mu ne ko fii Dakar nee nag incha allah fas yéene na wër ne na fukki région Sénégal ak ñeent yëpp màggale fa tasaare fa yërmande Sëriñ Tuubaa ñëpp jot. kon loolu buñ la déggee dafa mel ni da ngeen koo tàmbalee Dakar waaye at mu jot Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni daf ko bëgg a yóbbu ci benn diiwaan màggale fa li nga xam ne mooy màggalu borom Daaru Muxti. noonu la ko bëggee ndax comme ni la ko waxee sànq dem Sëriñ Tuubaa dafa daj fépp nekk fépp premier état bi nee na mooy Sénégal bu noppee Afrique la bu noppee Afrique nag 5 continents yi ndax nee na moom la ñu désigné en tant que leader mu tasaare xam ne kat bu ñuy wax nee na l'islam Cheikh Bamba Khadim Rasoul moo ko dond te nag jot na pour na ñëpp jot seen wàll. maanaam 5 continents yi bu nu déggee dafa mel ni 5 continents yi Cheikh Mouhamadou Kara dafa nar a dem ba génn màggalu Daaru Muxti ci bis bi muy amee ñu génne ko li nga xam ne mooy Sénégal yóbbu ko ci bitim réew moo xam réewi Afrique yi la wala réewi Europe yi. noonu la ko bëggee ndax comme ni la ko waxee sànq moom fii lay feeñee ci saar ko tëdd gi
waaye ba muy ñaan boromam ca Gabon di wax naan yaa malikal mulk yaman jar xawatin irham jamal wara googu dafa jot pour ñëpp jot mu waxatam ca ibbi na moom Serigne Touba ne yàllaa gu yansuruni wal xalqu tatbaaw unni fil baxri wal ban zanabin ila dararin dafa noon Dieu m'assistera pour toujours et les créatures me suivront mu ne des terres et des mers je leur serai utile sans aucun préjudice yéen ma ne koo xamee ne amul dara lu lore dafa jot nag sëkk ki ne na ñëpp jot ci seen wàll. waaye loolu sëñ bi bëggoon nañ tuuti jullit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan taalibe Serigne Touba yi soppee Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xamante ni kenn ku ne xam na ni lii nga dégg ñu naan jërëjëfa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kenn ku ne xam na ne bokk na ci ñi njëkk a takk seen laxasaay ni ñoom ñooy bàyyi faalu Cheikhul Khadim bëgg na noo xam loolu lan la ci jublu ba bëgg koo yóbbu ci réewu Europe yi. waaw ndax boo seetloo mbir mi comme ni ko la sànq Sénégal la tàmbalee naam sax mi ngi yëngu Europe waaye ak fi jamono toll ak moyen de communication ak xarale yi dafa bëgg mu gën a yaatu daj fépp ndax kat bu ñu fàtte ne Serigne Touba moo wax ni moom il est le sauveur de l'humanité njàm naa mu bind na ko wax na ko nag faaw am ko dox Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mi ne moom nag la ñu désigné ngir mu fas yéene sol daal noonu nag njàm moom daa féete ci Cerno am lu borom Touba xam ne sol waxoon borom daaru ne ko sama mbóot ci yow laa ko denc maam nee na ma gëm ni kon mooma moo tax nag mu takkat gerteru fas yéene doon nag soldaari Serigne Touba ndax moom taalibe rek la fas yéene dox fas yéene koo doon wër nag adduna mi wër nga gël képp wane kanay ko teddi ndeysaan su ngeen déggee loolu mu mel ni dégg ngeen li mu wax Serigne Touba dane woon borom daaru sama mbóot ci yow laa ko denc maam Thierno Ibra Faty Ndamal Daaru kenn ku nekk xam na ni Serigne Moussa Ka way na ko ni maam Thierno tàgguwut ak Cheikhul Khadim ci ndawam ba ci ak magam waaye léegi rek bi nu xoolee dafa mel ni ku tedd ki Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni kenn ku nekk xam na ni fi mu ne nii mu ngi nii di génn ngeen gis kuréelu Bamba fépp fi mu ne nii taalibey Serigne Touba yi kenn ku nekk caméra yi téléphone yi ñëpp ñu ngi jàkkaarloog soppeeb Cheikhul Khadim bi nga xamante ni mooy soldaaru Serigne Touba kii di génn moo jàkkaarloog Serigne Touba ni ko ñun ñooy xaji Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Saliou nangul ko kii di génn moo demoon Europe yaatali fa li nga xamante ni moo di kuréelu Bamba fépp kii di génn kenn ku nekk xam na ni mooy soppeeb Cheikhul Khadim bi nga xamante ni dani lépp loo xamante ni jóge na ci kër borom daaru di tabb si kër Cheikhul Khadim man borom daaru mi nga xamante ni maay Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni loolu maa koy yaatal yaakaar naa tey jii fii taalibe yi kenn ku nekk gis na ko mu ngi noonu di dox di jëw ngeen gis sécurité bi dar ko taalibe yi di bëgg soppe yi di bëgg yaakaar naa fu taalibe bi Serigne Touba nekk rek tey ji ci biir réew mi yaa ngi ciy bëgg waaye li nga xamante ni mooy innovation bi nga xamante ni moo am yéen ban taxawaay ngeen def ban taxawaay ngeen def ba lii nii am ak ni mu impact bii mu am. waaw xam nga Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dafa am lu ko Serigne Touba defal ndax boo xoolee moom 1981 la wuutu Sénégal Mbacké Noreyni ci Sahel 1981 la UNESCO décrété année internationale de la jeunesse en Afrique kon du Sahel 81 la toog ñu décrété année 21 année internationale de la jeunesse comme moom ba ko Serigne Touba joxee ndaw ñi yàgg na am benn xes sa ko tudd moyen bu naa fi fi man daay saafi Serigne Touba wax ci moyen bu ci benn béyt te ab lii bu roora xam ne ko roora ab dam sora li kuli raay maanaam yàlla Serigne Touba doon ñaan boromam ndaw loo xam ne dafa dem ba yëgatul boromam yow yàlla xirtal ma ndaw ñi ñëw ci man bu ñu ñëwee ci man ku leen gis na bëgg sëñ Modou Kara ne béyt bi ko bindee maa tax moo tax mu ne kon buñu ma boddil kenn buñu ma dàqal kenn nañ ma indil ñëpp naa leen defal ci karamatul ak fot bañ set jëbal Sénégal jëbal waajur yi jëbal société bi kon communication ma andaw ñu démb la bi nag lii bi mu ko jàppee tam wooñu wax ni mu ko bëggee ñu waajal ko tey boo xoolee ci suba di tàmbalee Tëngéej ba fii pépp fu ne wàcc nañ fa 70 kaamil gox bu ne toog fa 28 mbana bis bi alxuraan ngeen ko laytaaye lañ ko laytaaye bu joxoon ay limu xes la yu toll ci 313 70 mbana basmala gox bu ne toogate 70 mbana séddale ko tey kon Dakar tey ñëpp yi ne tey ji ba subu Thierno Ibra Faty bi tey la ndeysaan kooku mooy sëtu borom Daaru Muxti bi Cheikh Modou Kara moom ngeen seen noonu mu toog moom ngeen seen noonu mu taxaw jàkkaarloog taalibey Serigne Touba yi waaye sëñ bi léegi ci biir image bi maa ngi gis benn tubaab bu taxaw ci ginnaaw Cheikh Mamadou Kara moom ngeen di jàkkaarloo nii kii taalibe yu bari dañ koy laajte bëgg a xam moom lan la doon ci sëriñ bi taalibeem la wala soppeem la wala ku ñëw noonu rek la taalibeem la xam nga daa waxoon ne lil xaadati bii daa nii wa soodaani yàlla dina ma jàppale dina ma womatal ñu ñi ak ñu weex ñëpp dinañ ma wuy si
léegi nag loolu la sëñ bi tàmbali dëggal Ndeysaan. tey ji Europe la mu fa am ci ay taalibe tubaab kenn xam lu mu toll boo gisee nag mu indi tubaab yi teg ko tam communication la dafa mel ni sëriñ bi mu ngi wax mu ngi tàmbale dafa mel ni kii bi xaw a kii ñun ñëpp ñu maase ko waaw moo nekk noonu taxaw ci kaw ay para groupe bi kii sopp gi nga xamante ni moom lañ ko sopp mu doon loo xamante ni tubaarkàlla tey jii biir réew mi tey jii Daaru Muxti ñëpp ñu ngi jàkkaarloo ak DTV di ko seetaan waaye di dund màggal gi nga xamante ni mooy ñaareel bi màggal bu Baye Cheikh Khady Mbacké mi nga xamante ni moo fi wuyutu magam ju baax ja Baye Cheikh Khady mi nga xamante ni kenn ku ne xam na ni kër borom Daaru Muxti gi nga xamante ni moo nekk ci kër fi nga xam ne mooy kër borom daaru li nga xam ne moo jàkkaarloo gi Baye Cheikh Khady Mbacké moom fay dëgg bu am solo boo xam ne fi nga xamante ni fi la maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru njëkk a wàcc fi nga xam ne fii la borom daaru njëkk a fanaan nan ko yokk ci kër borom daaru gi ñu fas yéene fee def ay jànguwaay alxuraanul karim war fee def ay daara yoo xam dañ fi jàngale njàng mi nga xam ne mooy njàngalem Cheikhul Khadim waaye ni njàngale mi nga xam ne mooy njàngalem lislaam kooku yaakaar naa moo wutu borom daaru camate ko sëkk doomam ju baax ji Cheikh Modou Kara Mbacké noorëy ne tey jii maire Mouss yaakaar naa foo taxaw mu ngi fees dell taalibe sëñ Tuubaa yi gis ngeen noonu ñuy toogee ñoom ñëpp banque seen i tànk doon ak taalibe waaye li sëriñ bi njëkk a def ci ñoom moo di ak ragal yàlla li sëriñ bi njëkk a def ci moom moo di ak yaru maandute sëriñ Modou Kara dafa dévier nit ñu baree ñoo xamante ni danoon duggoon ci weneen yoon ñii daan nañ gens ñii daan nañ agressé ñii daan nañ dugg ci loo xamante ni seen yoon nekku ci waaye Cheikh Modou Kara daf leen a ñoddi ji jëli leen foofu ñu nekkoon dugal leen ci li nga xam ne moo di siraatul mustaqim waaye xamal leen kii nga xam ne di moo di Cheikh Ahmadul Khadim liggéey boobu fan ngeen ci tollu sëñ bi daanaka résumé nga ko ndax ci 1995 ba mu jógee Paris yëg mission bi la day loon bokk taalibe ca Langsar mu futti leen ñu tolluñ ci limu 650 personnes ñu tàmbali di yëkkati allahu hay doon 2 heures ba 5 heures ba ñu noppee mu ne ñu na ngeen wàññi lim bi ñaata la ñu wàññi lim bi muy 650 personnes mu ne ni ngeen ko téye bu ñu demee ba yegg ki ko fa nekkal ca jamono yooyu di a Cheikh Saliou Mbacké yàlla yàlla tas ci barkeem mu ne ñu mooy leeral liggéey ba ñu jógee Langsar ànd ak moom dem ci tànk Serigne Saliou mbooloo mi boofu sëñ Modou Kara ne ko dama fas yéene ànd ak mbooloo mii te li suñu dund fas yéene doon ay soldat Serigne Touba doon sa tur ak ndigal Serigne Saliou Mbacké ne ko Modou mu ne ko Mbacké mu ne ko dégg nañ la mu ne ko dinañ la tontu ñaanal ñu ñibbisi ñu toog ñaar fukki fan ak juróom-ñett 28 jours mu génne téere bii de diiwaanu silkul jawahir fi axbaari sarayer jël ko jox ko Serigne Saliou Touré bu Thiès na ko yóbbul ko sëñ Modou boo demee nga ne ko na ko tuddee mbooloo mi waaye na wàññi xob bi ba noppi sëñ Saliou Mbacké ne ko na ko tuddee mbooloo mi na wàññi xob bi ba noppi bi ñu wàññee muy 650 feuilles di 650 personnes li ñuy saytu mooy lu baax te lu baax malaaka moo koy saytu moo koy taal bu dee appareil moo yore télécommande bi wal xaks bil xaks bu ko defee ñu maase xam loolu bu nu ko xamee ba noppi nag kon lan moonu ci war ci ñaar yooyu fu ñuy tàmbalee fu nekk nañu wax a'udhu billahi mina sheytaani rajim bu ko defee iblis daw ni fii du sama place ñu ne bismillahi rahmani rahim malaaka ñëw ni fii mooy sama place kon mu leer nu ni iblis nekku fi mu des lan dama gis jamono lu xew rek ñu jiñ ko saytaane te am na ci yoo xam ne donte ab tooñkat la it am na ci yoo xam ne dañ koy tooñ ndax moom 4e position la nekkee moom iblis dafa am lu ñuy tudde al hawa am lu ñuy tudde an nafs am lu ñuy tudde ad dunya iblis soog a ñëw saytaane soog a ñëw te lu xew ñu ne iblis la
ma xalaa di ko teg dunqoom woowu nga xam ne dafay weexoon ca démb ba yàlla ne usjudu li aadama ñëpp su jóot mu bañ ca la ko dunq weex wa toppe woon bala may jàll sama mbokk di Sharifa di Fatoumata Bintu Haydara ak soxna Umu Kara Mbakke ak soxna Fatou Ñang mi nga xam ni bi ma koy décider pour mu nekk tête de liste département wu Dakar li ma ci jublu woon moom soxna Fatou Ñang bu Wakam dama dugal sama tur ba noppi pour am lu ma fa bàyyi si ran génnewaat sama tur dugal turam ndax dégg ngeen li ma wax waaw dafa am lu ma ko ci wutal spirituellement moo tax ma njëkk faa dugal sama tur ba noppi génne ko nag soog a dugal turam moom soxna Fatou Ñang moo tax dinaa wax Fatou ay daraak ñépp ak waa Wakaam ak seeni mbokk ak seeni xarit yépp ñu bañ a xool ku ma jiital nañu xool ki tax may jiitalaate muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom Hizbullah bu ñëpp xoolee foofu rek ku ma ni na jiitu rek waxuma ko pour bëgg lu ko neex dama bëgg njiit mënut a ñàkk équipe de football sax day am capitaine am déet waaw yenn saa yi deuxième mi-temps wala sax yenn saa yu neexee kii rek coach bi rek ana jili saa yu neexee coach bi rek maanaam mu génn keneen kii du dëgg Jérôme Malé ak Ablaye Diouf Ablaye Sy ak Dekaza Cheikh Cissé Malé wax naa soxna léegi ci téléphone ni ko Cheikh Cissé mooy doon tête de liste département wu Thiès waaw wax naa ko soxna léegi man fi mu toll nii Ablaye dàqu leen ma politique de dama ciy duggul rek waaye dàqu leen ma politique Moustapha Fall bu Thiès dafay coordonné ñu bari ci Thiès dañuy koy njiitul daayira lañ koy teg azaimu daaira dëgg la njiitu daayira la waaye am na nit ñi moom laay coordonné loo suppléant la fay doon Cheikh la tax ma ko fay jiital moom xam na man xam naa waa Thiès xam nañ du dëgg kon Ablaye na ngeen appliquer loolu waaw c'est un ordre des fois damay xaw a dictaturer un peu c'est normal non naziran jamono koy woote soxna seen ak di doom di ummi Sall bismillah fadal ñaare de man bu ma xasee jiitu rek moom ma xasee jiitu dañ maa war di jiitu da ngeen maa war di jiitu kooku soxna Mbène lañ koy wax soxna Mbène Kara du ma mën a tudd tur yëpp nag waaye am du moom la am ndeet Omar soxna Mbène la waxoon naa leen sànq mbirum l'homme fort qui est au palais de la République monsieur Macky Sall waxoon naa leen ni yéen a ma fàttali ni ci màggalu daaru laa ko waxoon ni leen bis bu ngeen demee ba dégg maak moom bu mu leen jaaxal ndax dafa am lu ma defal Abdou Diouf am lu ma defal Ablaye Wade am na lu ma ko war a defal du loolu laa leen waxoon loola nag mi ngi bëgg a jot la balle est dans son camp. Pourquoi? Il y a toujours l'intention. Waaw. C'est l'intention qui est toujours là. Mu des lan action nag moom dafa laaj action dafa laaj settantal ni ñu koy defee xam nga doo topp rek def faw nga am organisation faw nga am programme organisationnel soog a actionné bu fekkee da nga bëgg résultat bu satisfaisant am deet Basiru loolu moo tax ma ko koy fàttali ni ko na féqu en général kilifa day am ay benn yu koy jël otage yoo xam ne du ci man dara boo bu ñu ko ca dimbaliwul da cay lab looloo ko dal
waaye moment bii ñu toll moment settantal la bayaanan fi ñu toll nii dafa war a settantal xool ñi mu àndaloon ak ñi mu àndal nii ak ñi mu war a àndal à l'avenir du pays c'est très important ñetti mbir la yu bokkul ki ma àndaloon démb ak ki ma àndal tey ak ki ma war a àndal ëllëg ki nga war a àndal ëllëg da nga koy préparer tey n'est-ce pas c'est très important bu ko defee rek bu wuyoo ci li ma koy woo alliance mutuelle lui et moi une alliance boo xam ne Inde lay tudd AND AND Inde en wolof waaw alliance nangu dëgg wala ànd nangu dëgg moom man ña ca gannaawam soutenir ko ñi ci sama ginnaaw soutenir ma ñu déglu ba xam nan laa ma ne buntu kër bu nekk na fa kenn taxaw ne Kara nee na tàccu moom bu ñuy tàccu ñii bañ a tàccu ñëpp dañuy tàccu mbaa ñëpp bañ a tàccu déet maa xam li tax ma wax ko xam nga tàccu mooy li nga wax ànd naa ci ñàkk a tàccu mooy li nga wax ànduma ci kon alhamdulillah alhamdulillah kaziran waaw kon alhamdulillah ndax wax dëgg yàlla nit buy dee def dara boo sañoon ña nga koy seedeel ànd caag yow soutenir la du dëgg te lu baax rek nu tax a jóg kon nag ma ñëw tuuti ci la ma waxoon Hizbul Haq moom bu fekkente ni alliance bii ma junj léegi ci mag yi mënta nekk Hizbul Haq bu demalee boppam élection man naruma ci woon a bokk vraiment naru woon a nekk ci liste bi naruma ci woon a figurer mais alliance bi may wax Macky bu fekkee dafa jàmp ba mënta nekk après lay mën a nekk je suis obligé d'être candidat à la xam ngeen lu ko waral njaboot gi dañuy ñett Biram Góora ak Jogoy Góora moom fu ma dee mu dee fa Biram Xureeja moom bu xamee ne ak dee la dina wokkutu dina geesu waaw te bu ñu ko bu amee yoon wu mu jaar boo muytul dee dellu gannaaw Jogoy nag day def na séeréer bi defoon ba mu baree ay problème bare ay problème lool xamul nu muy def mu ñëw wéeru ci garab gi bëgg a daane ci kawam mu dem taxaw fee jàkkaarloog asamaan si nii yàlla yow li ma yor ci ay problème fajuwul nga bëgg maa reyee nii boole ci ni ko loolu yomb na lool am samay problème fajaloo ma ko ba pare bëgg maa reyee nii teg ma bu rey mënta ñàkk reyee ma neneen njaboot gi ñett la kii day ànd ak yow ci li nga nekk kee da koy seet ba xam arrangé na ko arrangé wu ko kële nag moom démocratie bi dafa xew ak liberté d'expression wutal leen ko fu mu wutal leen waaw bismillah soxna ami 24 carats moom xanaa ñëw am na soxna ami 24 carats Maroc moom 24 carats la wax 24 la wax carats moom kon daa ñëwagul soxna tuutaan moom dafa mer na ngeen ko neexal dégg nga Cheikh ak Abdou Khoudous ma ne soxna tuutaan dafa mer moom da ngeen koy neexal jigéen bu meree da nga koy neexal dégg ngeen waaw ah ku baax la da ngeen koy neexal Cheikh yéen di ay doomam da ngeen koy neexal de
bu ngeen amee seen yaay bu meree da ngeen koy neexal dégg waaw bismillah tabarakallah kooku mu Abdou wala waaw Abdourahmane waaw na toog foofu mu mel ni dañu waxoon ne dafay am suivi point de presse mais dafa mel ni buñ paree est-ce que dina ko aaje ndax damay jàpp ni dañuy jàpp ne bu ñu jëlee li may wax yaakaar naa du ko jar waaye nag ngeen baal ma il faut nag dafa am loo xamante ni bi dama ko binduloo woon faw ma jéem koo wax teel ma kàddu bi ngeen baal ma dafa munta ñàkk waaye mënoon naa ko jàngaloo Bachirou wala Mohamed Ñing wala keneen waaw bismillah Mamadou moom ci waa Firdawsi la bokk Mamadou Tall bu ko defee mélodien yi fàllu na ngeen ma déglu bu baax ndax am na foo xam ne bu ma fa eggee dama leen di woyloo bu dee nag nasaraan ay benn baat lay doon au nom de Dieu le clément le miséricordieux tey dinaa leen woyloo virgule nangam virgule paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Renouvelons notre allégeance et notre gratitude à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le sauveur de l'humanité. Le serviteur du sceau des prophètes, en ce 15e jour du mois de Sha'ban mooy nisfu Sha'ban tey di màggalu Daaru Muxti nisfu Sha'ban fukki weer ak juróom ci baraxlu de l'année 1437 marquant la célébration des retrouvailles entre li muy ay tubaab a tax ñu bind ko waaye man duma di waxe noonu sax naan diggante Serigne Touba ak Thierno duma di waxe noonu et son illustre frère man Mouride laay wax son illustre Mouride son illustre aspirant mais véridique et intelligent donte nekkul ci discours bi looloo am Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui revenait de son exil au Gabon. La célébration de cette journée nous vient du ndigal de Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké qui considérait ces retrouvailles de Saint-Louis comme une victoire éclatante de l'islam dans la mesure où, d'une part, Borom Touba revenait triomphalement d'un exil de 7 durées années d'épreuves au Gabon. Et d'autre part, Mantiene Ibrahim, qui avait eu la lourde responsabilité de présider aux destinées de la Mouridiyya, avait d'implanter celle-ci dans tout le pays. Maintenant, hier, dans tout le pays, hier, mais aujourd'hui, Mangani est en dehors du pays.
ndem démb ak tey a am démb xañ na fii la yemoon waaye tey jàll na fii ba bitim réew. La commémoration de ce jour nous permet de revisiter l'héritage légué par notre guide Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, en nous interrogeant sur notre présence et notre séjour ici-bas. En effet, Allah le Tout-Puissant ne nous a-t-il pas dit dans le Coran, sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Autrement dit, l'adoration du Seigneur doit sans aucun doute constituer notre activité principale sur terre. Cependant, force est de constater que la plupart des croyants ne font de l'adoration de Dieu qu'une activité secondaire. Une analyse froide et objective montre un monde caractérisé par la violence et la corruption. Waaw. Comme nous le savons nous ñëpp dans le monde, en commençant par Afrique, notre continent. Finalement, ne devrions-nous pas nous poser la question de savoir si les anges n'ont pas eu raison d'une part, demandez sur leur Seigneur, parce que kon day mel ni day ëpp day mel ni kon malaaka dafay am raison ci kanam boroomam ci bu yàlla nee nangam moo tax dama naan d'une part waaw par leur réaction parce que dañoo réactionné bi yàlla dini leen damay yebal fii planète bi dama fii indi l'être humain doomu aadama ñu ne ko foofa boo fa yóbboo doomu aadama itam tur deret ak yàq lañ fay nekkee waaye nag du tax booy wax faw nga seetlu ni nga koy waxee ndax yàlla mooy yàlla ñoom ñooy ñoom ku ci nekk daa am loo moom yàlla lañu moom yàllaa leen ko may waaye da nga leen di limiter moo tax en effet lorsque le bon Dieu informa les anges de sa décision de faire d'Adam son vicaire waaw vicaire nag moom comme jànguma tubaab xam nga waaw sur terre représentant rek sur terre rek comme na ma waxoon David ni ko inna ja'alnaaka xalifatan fil ard Ces derniers avaient considéré que l'être humain ne ferait que propager la violence et la corruption. Waaw malaayka yi wax nañ dëgg parce que bi ñu ñëwee itam noonu lañ fi nekkee. Depuis lors, on a constaté dans la différentes parties fii sax am na L apostrophe waaye du monde de multiples conflits. Ah waaw xam na xam nga boo jàngul moom te ñi jàng ngi may déglu ñoom Basira ñoom Xadim ñëpp a ngi may déglu looloo tax on a constaté dans les différentes parties du monde de multiples conflits. Les causes sont certes différentes, dont la plupart sont dues. D-U-S. C'est dû là. Par un manque de tolérance. Même ñi jàng ba am ay lijaasa bu ñu jàpp ne xam nañ lépp assurément ñi jàngul. moo tax bu ma eggee fu ma nar a jaaxal ma laaj kenn ku jàng waaw. wa shawirhum fil amr waaw kenn ku ne da nga koy jox li mu moom ku nekk ci ñun yàlla daf laa cëral ba noppi ni nu ànd leen nag parce que li ma jox kii bokkut ak li ma jox kee li ma jox kële bokkut ak li ma jox kële te ku ci nekk da ngay soxla sa moroom la mu yor da nga cey soxla léegi bu nu àndul nag nun ciy jote
lii kat la moo tax suñu borom ni nu nag ànd leen waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bu leen déverse bu leen kii tas bu leen tàggale ko mi ngi mel ni nag gis nga bi daje bi jotee rek nu daje fii war a waxtaane li nu fii waxtaane moo tax mu ni les causes sont certes différentes dont la plupart sont dues par un manque de tolérance, une course effrénée aux richesses et un recours abusif à la violence. Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher une alternative crédible à la violence physique et verbale, surtout celle qui est faite sur la base de la religion. Waaw ñi nga xamante ni bi dañuy mbubboo l'islam ñu naan leen ay islamistes non nañuy wax les terroristes te bañ a wax islamiste. Un islamiste, c'est quelqu'un qui est bon, qui est généreux. C'est quelqu'un qui est un homme de paix, une personne de paix. Une fois que nga ni islamiste rek ku baax nga wax kon nañ leen wooye neneen loolu nañ ko xamal tubaab yi ñu leen di wooye neneen ñu dul islamiste parce que baat bi bu ñu ko tëggee conjugué ko daf lay jox jàmm jox la générosité jox la bonheur jox la réussite jox la chance et cetera loolu la baat bi firi li tax itam mu ëmb yooyu yëpp ci lu baax li ko yàlla tudd assalaam assalaam àjjana ñu fay dox bu ñuy daje salaam salaam rek la ñuy wax boo demee ca isa waqahatil waqi'a boo demee ca suratul waqi'a ñooñu bokkuñu ci ñun wala déet circulation bi mu ne su ko régler ci am ndënd waxal leneen bëgg ci am waaw xiin kay mënta régler circulation man ay xiin laa dégg xiin bi ci ñan la ci ñun lañ bokk wala ñeneen déet wax leen ma ndax buñ di bokkee ci ñun moom amuñu droit tëgg dama bëgg lu leer rek bëgg ceerno bëgg a wax ne circulation bi la ñuy régler circulation bi ña koy régler nga foofa bëgg waaw. Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher une alternative crédible à la violence physique et verbale, surtout celle qui est faite sur la base de la religion. De la religion rek la wax religion yi nag fi ñu toll nii daa am ñett yu mag astaghfirullah sax ñaar yi ci des maanaam ñett yu mag waaye daal daa am ñett ndax dégg ngeen ñu naan ginnaaw l'islam ñu naan le chrétianisme di wax bouddhiste di wax nangam ak nangam waaye alquranul karim dégg ngeen li mu wax yonent yi fi yàlla yabal yëpp itam l'islam lañ waxoon xanaa seeni waa kër naan leneen biñ ñëwee waaw yonent yàlla Iisaa mi ñuy wax l'islam la waxoon de waaw dëgg la doon nañ ko wooye le Christ naam waaw ndax miraculem ay looloo tax waaye nag moom l'islam la waxoon wax dëgg yàlla l'islam ji ba nga tàmbalee ci Seydina Ibrahim te moo ko fi jiitu woon ci planète bi waaw mooy avant dernier dëgg la mooy le sceau des prophètes avant le prophète Mohammed moo féete kaw yonent yëpp Mbàkke jërëjëf Ahmadou ñi màggal ak man ñëpp te yor sant wi mbaa ñu kii nañu may kiyel ñëpp nañu may noteel ñëpp waaw ndax dafa am plus boo xam ne man lañ ko jox plus bi maa ko yor plus walinazimi aydan zaadahu la shifaan wa faydan walinazimi aydan jóg leen taxaw maani leen walinazimi aydan zaadahu la shifaan wa faydan walinazimi aydan tempo
waaw loolu ku ne xam na ni ba demee ci Matlabu Chifa yi ba muy jeex wax nañ ni toogaat leen ndax damay bëgg ñi nga xam ni boo demee ci Matlabu Chifa yi ba muy jeex dañoo wax ni ku tedd ki benn shérif la ko doon binduloo soonu dañoo wax ni ku tedd ki dañoo wax ni dafa soonu di wax shérif bi di bind ñu wax ni bi shérif bi bindee ba xasida gi jeex shérif bi moo ni wali nazime aydan moo wax yàlla ne ko ak kii nga xamante ni bii moo woy yi waaw dolli ko may yoo xam ne dafay inondé faydan mooy inondation wali nazimi aydan ni ko ak ki ko woy itam ñu ni shérif bi moo ko ca tegal loolu la ñu wax ba noppi shérif bi wëlbatiku ni kon yaa man yarumu dafan ku liddaa yi fala tufaariq matlaba shifa yi waaw yow mi nga xam ni yaa bëgg a défendre bépp maladie bépp feebar kon bul tàggoo ak poème bi xasida bi ni la waddum alayhi shérif bee wax nee nañ fil masaa'i wa sabah wa axlisan tanal shifaan wa falah nee na boo ko defee te takkoog moom suba ngoon non seulement di nga am réussite waaye di nga am saafara moo tax wali nazimi aydan zadahu la shifaan wa faydan wali nazimi aydan wali shifaan wa faydan wali nazimi aydan wali nazimi aydan zadahu la shifaan wa faydan wali nazimi bàyyi leen may gale waay bu leen yàkkamti rijal yenn saa yi dañu ah lu taxoon da ngeen ma doon nooree ni kon ñaar yëpp a bokk ayca وللنازل أيضا زاده الله شفاء وخيرا fi ma ko tegoon rek fi ma ko tegoon rek وللنازل أيضا زاده الله شفاء وخيرا وللنازل أيضا ma ñëw dafa xaw a diib warta diib warta gaaw da ngeen naan وللنازل أيضا زاده الله شفاء وفيدا وللنازم أيضا وللنازم أيضا زاده حمدا لمنزل الظن والداء وللناس شفاء وفيدا وللنازم أيضا حمدا لمنزل الظن والداء وللنازم أيضا زاده الله شفاءنا وفيدنا وللنازم أيضا وللنازم أيضا زاده الله شفاء وفيدا وللنازم أيضا ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بدعاء ليدفع بأن البلاء وللنازم أيضا نشاطه الله شفاءنا وفيدا وللنازم أيضا ماني وللنازم أيضا زاده الله شفاءنا وفيدنا وللنازم جرجف سرين توبا جرجف سرين توبا jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul man jinne ma jàngal woy aka ñu fee bari nag te kontaan ci li ma wax invisiblement
أنت الذي تهزم من بك اهتسم أنت الذي تهزم من بك اهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم أنت الذي تهزم من بك اهتسم بن جننا بن جننا أنت الذي تهزم من بك اهتسم أنت الذي تهزم من بك اهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم أنت الذي تهزم من بك اهتسم بن جننا في بن جننا في إني بك اهتسمت هب لي مهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم أيوة إني بك اهتسمت هب لي مهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم أيوة إني بك اهتسمت هب لي مهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم أيوة إني بك اهتسمت هب لي مهتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسم ينهني زجرنا ولا وحيد ينهني زجرنا ولا وحيد وهم ري إلى الجنان عيد تيد فلا هم ري إلى أيوة وهم ري إلى الجنان عيد تيد فلا وهم ري إلى وهم ري إلى الجنان عيد تيد فلا وهم ليسن jógleen taxaw waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal tay de feet la waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal ndeysaan waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal ndeysaan waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal jinnaani du tay ndeysaan waxum muri ilal jinnaani du tay de feet la waxum muri ilal jinnaani jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul fadal à ce propos. La vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et l'étude de son comportement vis-à-vis du colon wala devant les colons jànguma de damay kii rek constitue la solution voilà constituer la solution pour asseoir des valeurs de tolérance et de paix, aussi bien entre les hommes que les nations du monde. Comme il est le sauveur de l'humanité, c'est normal. Amin bàyyi dañ ko may soxna Thiès war nañ ko wutal xaalis mu dem Thiès bàyyu mbay. waaw plus bi Ablaye plus bi moom du ci mucc même njóobeen boobu léegi ci seen wet ngeen seq ko du mucc ci plus bi Idrissa Idrissa du ci mucc
peut-être qu'en sa qualité de rénovateur de l'islam, incarne aussi bien dans ses écrits que dans la pratique les valeurs de tolérance et de paix. L'attitude de Cheikh Ahmadou Bamba envers les colons est révélatrice de cet état d'esprit ayant été déportés sur la base d'accusations infondées et injustes et ayant vécu plusieurs années de privation de liberté d'aller et venir. Bamba a finalement déclaré: j'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour de Dieu, qui les a dirigés vers autre que moi. Je ne riposte jamais. Ou je ne riposterai jamais. Ou je ne ripostais jamais. Non seulement il a accordé son pardon aux colons, mais aussi il a contribué à l'effort de guerre en fournissant un contingent de soldats. Et plus tard, il remettait aux colons une contribution financière pour empêcher la dévaluation du franc lourd à l'époque. À l'époque, il nekku ci waaye arôme machi la des fois da ngay indi arôme machi wala nga indi jimbo. C'est normal. Nekku ci waaye day safal. Ah du feet la du feet waaw feet kay da ngay safal. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul constitue donc un bienfait pour l'ensemble de l'humanité, car il avait posé un regard de miséricorde qu'on a constitué le Waradou sur l'ensemble des créatures. En effet, sa mission embrasse toute l'humanité entière parce que le prophète dont il est l'illustre serviteur était envoyé auprès de tous les êtres. Aussi, le cheikh posait un regard divin sur toute la création. Il avait en effet dépassé le cadre de la religion. Waaw irham jami alwara ja ko waral ca yaa rahbaanu yaa rahim bu leen wayi bett moo xam wolof moo xam nasaraan moo xam arab bu mu leen bett. Il avait en effet dépassé le cadre de la religion. Dans un célèbre poème, il exhorte et implore Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur l'humanité entière. Ô Seigneur, détenteur de la loyauté, ô Dieu, accorde ta miséricorde à toutes les créatures. Ô Seigneur, virgule. Néon naa dinaa leen woyloo virgule. Ô protecteur. Ya Rahmanu, ya Rahimu. Ya Rahmanu, ya Rahimu mooy ô miséricordieux. Di ya Rahmanu. Ya Rahim mooy oh le très miséricordieux. Bu leen neexee bu ngeen koy way da ngeen di préférer Ya Rahmanu Ya Rahimu rek ndax yërmande ji. Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya
rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahmanu ya rahim 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 ya Allah ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim suñu borom non seulement ñaari loxo la am mais ñaari yëpp loxo ndeyjoor non seulement ñaari yëpp loxo ndeyjoor la benn bi juróomi baaraam la benn bi ñeenti baaraam la ya rahmanu ya rahim ndax mos ngeen a dégg loolu xanaa ci man benn loxo bi juróomi baaraam la bi ci des ñeenti baaraam la ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ku jinne jàngal woy de ba munta woy dañ laa war a duma ku jinne jàngal woy ba munta woy dañ lay duma jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba